dalee nag jàmm seen xibaaru guddi gi fii ci Prestige Thiès TV mu di xibaaru benn ay bés yi leen dajaleel ñu fas yéene ko rek doore lu soxal wàllug jëwriñ gi nga xamante ni moo yor wàllug artisanat di docteur Pape Amadou Ndiaye ginnaaw ba nga xamante ni wane na ne kat bëgg na teg tànkam fii ci Thiès ngir rek daal di koy jottandi ba tax na nag daal dina koy xamle ne def na rek benn inauguration bu jëm ci wàllu ay bërëb yoo nga xamante ni bërëbu sutur la ñu koy wax ay toilettes yoo nga xamante daal mi ngi ci fi nga xamante ni dañ fay jaamoo yàlla ak it ci marché central ba mu àndee ak madame Binta Bass bi nga xamante ne mi ngi bokk ci parti Rewmi nekkit tête de liste majoritaire bu coalition Benno Bokk Yaakaar moom daal ne xam ne moom docteur Pape Amadou Ndiaye ni kat fas yéene daal di def lu leer nañ fii ci diwaanu Thiès waaye nag wax na ay projet yoo nga xamante ne daal dina ko yëkkati ci wàllug suqali diwaan wi moom it nee na daal waxtaanoon na ci sax ak ki nga xamante ne rek moo di gouvernement bi ngir def lu ni mel du ñu def rek lu dul déglu ko ci micro Cheikh Fall. sunu benn objectif mooy lenn nan la ñuy def ba Thiès nekk royukaay au niveau national international fu ñu dem ñu ñeeñu ñun loolu mooy sunu doxalin loolu la ñu bëgg a dox ba incha allah ci bésu 23 ñu jox ñu ko te suñ ko joxee nag ñun ñu nekk seen jaam mooy lan mooy sunu yitte mooy nan la ñuy def programme boo xamante ne Thiès opportunité moo fi am maanaam tey dafa am lu fi tënk Thiès xale yi am nañu jafe-jafe ci liggéey njaay mi am na jafe-jafe ndaxte su xale yi liggéeyul njaay kenn du mën a jarle kon tey am nañu ay projet yu mag boo xam ne dañ ko bëgg naa suñ ko naree wax tey duñu fi jóge waaye nañ leen mosal tuuti marché bii incha allah suñu bëgg-bëgg war nañu indi beneen marché moderne boo xamante ne au niveau international Thiès war nañoo góorgóorlu bu am ay sëg yu yaatu ndaxte marché ak sëg ak kaso ci la ñuy xàmmee dëkk bu rafet ak ñoo xam ne nit ñu baax ñoo fa dëkk kon ñun suñu projet moom mooy nan la ñuy yaatale ba yooyu yëpp nekk war nañu góorgóorlu ba tam suñuy xale am liggéey ndax Thiès liggéey xaw na fee tumuranke as tuut chaque jour ma tooñe ko xale yi ne leen Jakarta Café Touba ak ambulant defe naa moo fi gën a bari waaye dañ ko war a soppi pour que fii ñuy dem muy Thiès aéroport bi ne à côté lu ñu fay liggéey ci biir aéroport war nañu former sunu ay doom ak sunuy rakk ba ñu mën faa liggéey kenn du leen ci ëppale. port bii nekk port de Ndayane war nañu ànd ak moom ci liggéey ko ba nga xam ne lu ñu fay liggéey sunuy doom kenn du ci ëppale Kayar gii nga xam ne pétrole bi fa la war a ñëw war nañu jigéen sunuy doom jàppale leen ba kenn du leen ci jëm loolu yëpp nag war naa mën a ne. ndax dafa am ñoo xam ne ñi ngi ci biir Thiès te war nañu ci ànd ak ñun convention yoo xam ne incha allah madame la maire mi ngi nii nañ ko signé ak ñi nga xamante ne moom mooy université Thiès mooy université Iba Der ànd nañu pour jàppale ñu ci formation yooyu. kii tamit di Moussa Tine moom mi nga xamante ne moo jiite Penco di ab coalition boo nga xamante ne Penco ànd ak liggéey la tudd moom itam nee na daal bëgg na jot ci diwaanu Thiès mu mel ni daal xëccoo bi tar na loolu si seen i biir du ñu def lu dul déglu ko ci moom Moussa Tine. politique dama ci xaste dama ci wax nit lu ñaaw dama ci xaawi sutura jàmbur bu fekkente ne jàmm rek moo la tax a jóg liggéey jarta xëccoo dénk leen ma liggéeyal leen seen dëkk jarul ay nit di xëccoo jarul ñuy saagante jarul ñuy xasante Macky Sall dafa nekk si njuuj njaaj pour ñu reporter élection yi lu ñu nanguwul Thiès pendant tout ce temps là saa yu nekkee di xeex ndax wax nga bu ñu wax moloon Idrissa Seck kenn daawul jóg dem bokk ci xeex bi xeex ñu fu mujjee xeex yëpp kenn déggu si waa Thiès waaye comme léegi na tànn na kaam am na fu mu féete nous allons refaire de Thiès la capitale de la politique au Sénégal et Thiès va participer à tous les combats qu'il va y avoir dans ce pays-là. li siy wax ne ko ñaar la dafa am loo xamante ne jaaduwul li ñu gis ñu koy jéem tey ci reporter élection lay nuru moom la ñuy jéem. dañuy teg ay njur njaaj di teg ay diir di teg ay plan pour ñu repousser élection yi ndax élection locale dafa bëri ay liste ñu war a defar bu fekkente ne dañoo dem nit déposer liste am ñu rejeté ko mu dem tribunal ne ko yow kat wax préfet bi ne yow kat ni ngay rejeté liste bi jaaduwul delloo waatal liste bi jàmbur préfet bi bañ ne du ko delluwaat te yàgg-yàgg dina ko mujj delloo dinañu dem ba mu am retard su ñu defee liste yi bés bu amee retard ni ñu defee liste yi bu boobaa lu muy indi mooy day tax ñu reporter waat élection yi te bu ñu reporter élection yi reporter aussi élection législative li ñuy daw li Macky Sall di daw mënut a ñàkk ak démocratie ak làmb ak bëre ñoo ànd nit mënoo ne saa yu élection ñëwee
yaay tànn ñi ngay bëreel wala nga ne bëre bi du am ñaar yooyu àndul ak démocratie. ki li itam di président bu république des valeurs bu moom it di Thierno Alassane Sall nee na daal bëgg na jot ci mairie bu Thiès loolee nag ma ngi ko xamle ci ayu bés yi la ñu génn moom nag nee na fi mu ne nii daal gis na ab doxalin boo nga xamante ne lii di waa mairie bu Thiès defuñu ko bu jaar yoon ba tax na daal bëgg na jàppale askan wi ci taxawaay woo nga xamante ne it daxul lenn lu dul rek askan wi wóolu ko moom itam mu wóolu leen Thierno Alassane Sall laa leen di bàyyi ngeen déglu ko. 2007 laa gëj am suuf ci biir Sénégal ndax loolu leer na bokkuma ci ñi nga xam ne dañuy gis ay borom kër yu dem jënd seen kër mbuurkat ñu bàyyi leen ñu tabax seetaan takkusaan ñuy daaneel kër yi ñooñu di jooy amuñu fu ñu yóbbu seeni kër ñuy dem di ne ñu ngi négocier diggante président de la république boobu maire de ville bi la diggante président de la république ak ñoom fekk boobu ñu ngi nangu ñoom ay suufu joomu jàmbur di ci yor ay dizaine ay vingtaine di ko séddale nu mu leen neexee du ma nekk maire buy wax waxu suuf au contraire bu ma nee woon maire incha allah commerçant wu Mbour marché Mbour 2 bi nga xam ne keroog maire bi dafa ñëw jël 16 cantines joxe ko nu mu ko neexee dinaa lijjanti mbir moomu ñu fi jël ñoom ñooñu am fi ay 20-30 parcelles ci seen mairie yi 38 dinañu lijjanti naka la demee nga démissionné ci parti yóbbaale woo dërëm li nga xam ne ñu bëri moom la ñu gën a gën ko gëm sax ka yàlla yóbbaale woo dara loo leen mën a jox lu muy ngëm-ngëm ak coono ak ay jafe-jafe woo leen ci dëgg te gars yi ne dëgg rek warul mën a lal politique marron beige bi lañ leen di woon ak fas bi dañ leen yekkali ci benn wëtiir boo xam ne benn fas bu fatigué muy Benno Bokk Yaakaar def naa ni waa Thiès suñu voté Benno Bokk Yaakaar quand même ndax loolu yabaate ëpp gënu ko rëy bulletin bu baax baa ngi nii bulletin wu Ngor bulletin boo xam ne mooy mandarga Thiès mais mooy jikko Thiès Ngor ñi nga xam ne dañu jaay vis-à-vis des Sénégalais yépp gëmloo ñu ni ñun nitu Thiès nit yu doy waar lañu am nañu occasion wax nitu Thiès nitu Ngor la vive la République des valeurs. violence verbale mu mel ni bari na lool ci li nga xamante ne rek moo di discours politique mi ñu dégg jamono ji ci réewu Sénégal ba tax na rek li ñuy laaj moo di lu waral rek loolee di faral di am mu mel ni askan wi nga xamante ne soxlawuñu lu dul jàmm daal nañ ci yëkkati ay kàddu wax ne kat bu fekkente ni ci réew dañuy woote lii lee di démocratie bokk na ci lu koy dëggal ñu bàyyi rek nit ñi nekk ci jàmm askan wi nekk ci jàmm waaye ñoom waaye politique yi indi jàmm fii ci biir réew mi duñu def lu dul topp ci li nga xamante ni moo di laaj wi Aïssatou Sow def lenn ci askan wi mu dajeel. pour man un politicien da nga war a taxaw di génne ay programme yoo xam ne luy jëmale réew mi kanam la daal luy jëmale sa askan kanam luy jëmale sa ville kanam comme sa dëkk bi comme waa Thiès suñu taxawee tey un politicien bi nga xam ne dafay convoiter la mairie la dafa war a ñëw taxaw mën a taxaw génne programme boo xam ne man lii ak lii laa fekk fii ak fii laa fekk Thiès mën naa ko jëlee fii yóbbu ko ba fi mu egg béréb sàngam wala mën naa yokkal lii waa Thiès mën naa defal lii waa Thiès mais du question ne que taal dëkk bi wala taal dëkk bi parce que après suñ ko taalee après kan moo koy defaraat ñun ñoo koy defaraat. débat bi aujourd'hui dañu war a wax sénégalais bi nan lay def ba génn ci métti jamono boo soxlaa kayitam mairie tribunal da ngay sonn il faut nga yeewu 4 heures du matin 5 heures rang pour nga mën a am casier wala extrait de naissance wala nga mën a am certificat de nationalité yooyu ñooy les problèmes réels qui touchent les populations parti politique yi nañu seet nu ñu régler loolu nañu wax ci loolu. pour man mën na ñàkk parce que bu fekkee ni yéen ñaar yoo leen bokk lu ngeen di ut gox bi tax leen jóg ngeen am programme bien défini je vois pas l'importance ngeen ni chamailler di xiiroo ak a ŋaayoo pas amee programme bu baax gisuma daal benn l'importance de la violence dans la scène politique gisuma ko quoi vraiment. pour man Sénégal amul problème de violence amul benn problème population yi dinañ ko régler jour élection bi di ngeen gis vous serez satisfait les Sénégalais savent distinguer la bonne graine de la mauvaise.
te livré. indiwaat gi ñu fas yéene indiwaat li nga xamante ni moo di poste premier ministre nekk na aw laaj boo nga xamante ni tax na askan waa ngi koy samp di ko laaj lu waral ki di président Macky Sall daal di xaatim ngir dellu si ko fii ci réewu Sénégal ginnaaw ba ñenn ñi gisee kat lu war la maanaam daal indiwaat loolee di premier ministre am na ñoo nga xamante ni am nañ ci beneen gis-gis lépp nag tënk nañ ko ci reportage bi nga xamante ne Aïssatou Sow moo ñu ko defal. njiitu réew mi dafa bëgg delloo ci poste premier ministre Macky Sall daal dinay xamle ci conseil des ministres bi lee ñu weesu dafa bëgg rek saisir assemblée nationale ci ab projet ngir mën a delloo ci boobule poste di ab annonce bu indi ay réaction yu bëri file ci biir Thiès. El Hadj Mamour Mboup moom jàpp na ni njiitu réew mi Macky Sall mënul gérer lépp ndax du yomb ci moom mu daal di traiter bépp dossier. ñoom ñi la jiitu ñëpp def nañu lii nga bëgg a def doxul. te léegi la gën a jafe Sénégalu léegi moo gën a naqaree yor Sénégalu Senghor moo gën a neex naqaree yor Sénégalu Abdou Diouf nga bëgg ba léegi yow président yow kenn Senghor il a démarré mi ngi démarré ak 3 millions d'habitants Abdou Diouf mi ngi démarré ak 5 millions d'habitants yow nga yor 17 millions d'habitants yor un pays émergent ak difficulté yi am léegi amul woon bu njëkk nga bëgg yow loolu yëpp ñee amoon ay gouvernement yi 22 23 ministres yow nga am gouvernement 40 ministres yow doon nga bëgg koo yenu yow tey jii ku la yenoon tey jii poids 50 kilos ba pare naan la vitesse ci daanu rek nga jëm man maa wax ñooñu dem ci télé maa leen ni xaw ma kañ lay doon de mais man Macky Sall ba wàccoon tey président bi ñëw li muy njëkk a def mooy delloo si premier ministre le premier ministre booy fusible président lu nar a dal ci président ci kawam lay dal bu assemblée day daaneel gouvernement premier ministre lay daaneel moom lañ koy jiiñ duñ ko jiiñ président même moom ci boppam loolu baaxul président mooy gilet pare-balles moo koy protéger moom ba mu koy defit ñi koy conseiller ñun ñi xamul dara xamul nañ ni li mu bëgg a dem moom mënu ko. Pape Souleymane Mangane moom mi ngi rafetlu bile annonce moom bile sax mi ngi am yaakaar ci bu ñu delloosee poste premier ministre dina wàññi ay jafe-jafe yu bëri. bu baax la lu rafet la président bi dem na ba xam ne que moom yen bi mu yenu diis na ci moom mu delloowaat si poste premier ministre bi pour mu jàppale ko ci dossiers yi donc loolu lu baax la lu ñuy rafetul la. parce que man dama jàpp ni moom expérience bi mu am ci politique jaar yi mu am ci politique ak li fi jot a xew yëpp ci jamonoy Senghor dindi poste premier ministre ci jamonoy Senghor la tàmbalee Senghor ba mu demee ba xam ne lii kat charge yi diis na ci moom daf koy indiwaat ci Abdou Diouf mu am ba mu demee ba aussi mu rendre compte que ni charge yi diis na ci moom mu indi ko waat ci jamonoy Abdoulaye Wade moom gisuñu ko. donc man jàppoon naa ni président bi bon ba mu koy def di ko dindi xamoon na parce que gis na fekkee na jamonoy Seng fekkee na jamonoy Abdou Diouf wala na ci am jàngat léegi nag moom dindi na ko pendant 2 ans ba mu demee ba xam ni que bon charge yi diis na ci moom moo tax mu indiwaat ko pour mun ko jàppale ci dossiers yi yenn dossiers yu bëri donc lu ñuy rafetlu la loo xam ni xam naa dina ko amal njëriñ. te xalaat nañ ni aussi dina amal njëriñ askan wi. ginnaaw buñ ko tabaatee ci bopp réew mi ci atum 2019 njiitu réew mi bett ñu bëri daal di supprimer poste premier ministre nga xam ni Mahammed Boun Abdallah Dionne moo fa nekkoon ca boobule période moom Macky Sall daal di woon rek dindi lépp lu koy daal di rek tàkkale ak ministre yi ngir rek mu mën a ñoŋal li ñuy woowee action gouvernementale waaye itam indi gaawte ci exécution yenn ci ay programme yu ñu initié woon bi ci mel ni bile nga xam ne moo ci gënoon fës di plan Sénégal émergent ak slogan bile di fast track. donte xaatim nañu fii ci réewu Sénégal di wax ne wàllu viol dañ ko fi bañ nekk na loo nga xamante ni terewul benn tey saay bu ñu yeewoo ci réew mi dinañ nemmeeku ay jigéen ñoo nga xamante ni daal dinañ dund loolee nga xamante ni moo di viol mu nekk nag loo nga xamante ni askan wi ñaawlu nañ ko lool ndax gis nañ ne daal la muy bàyyi ci doomu aadama metti na loolu Aïssatou Sow daje na ak ñenn ñi lii lañ ko dénk. ñiy violé wéruñu loolu fautu état bi la état bi moo doon jël seen responsabilité ah. ñi wérul par exemple ñi def acte yooyu yëpp ku ci def acte yooyu ñu jël des mesures teg la des mesures sévères buñ ko defoon ñaar ñett viol dootu fi am
donc la faute à l'État. viol dama koy condamné cas viol yi bari na mais les responsabilités aussi sont partagées bon nit ñi léegi comportement yi ñuy am ci seen wàllu col ko te bu njëkk ba nit ki balaa ngaa doon génn di ngay xool lan ngay sol mais jeune fille yi léegi ni ñuy soloo bokk na ci loo xam ne dafay inciter aussi ñi violer di violer. viol bi ñun ñëpp borom kër yeeg yëpp nous sommes plus am yo esprit tranquille parce que ñu ngi suñu doom ñu ngi dem école ñu ngi dem marché ah moom ci son on viol léegi nag ku ci jàpp au lieu que ñu lay bàyyi prison di xaar un jugement te jàpp sur le fait on sait que c'est toi yow xam ne yow la donc ah on te ñu castré la beneen kenn ñëw ñu castré ko bu beneen nee kenn ko def ci. tiitaange am na lool ci ñi nga xamante ni ñoo di sàmmkat si saay suñu yeewoo gis nag ñu rey lenn ci li nga xamante ni moo di jur gi ba tax na jaaxle nañ lool ñoom ñi nga xamante ne dañuy faral di sàmmi ci voie de contournement bi nekk fii ci diwaanu Thiès ba tax na daal ña ngay ñaan ñi nga xamante ne ñoo takk ndombal tànku réew mi ñu jàppale leen rawatina daal defal leen li nga xamante ni moo di ay ralentisseur yoo nga xamante ne rek ku fa egg dinañu mën a gis wala ñu jàmmaarloo ak yow ci yoonu Morolan bi duñu def rek lu dul déglu ñenn ci ñoom waxtaan nañ ci ak Aïssatou Sow. muñu lu dul suñu jur ji te suñu jur ji ci àll ji la ne te ñu nit ci àll ji la ñu ne ci la ñuy tedd loolu rek la ñu am na ñoo xamante ne si seen béréb yi la ñu am waaye ñu nit àll bi la ñu am ak suñu nax yi tey lu ñu ci gën a métti mooy oto yi ni ñu leen di mbëkkee ñu leen di rey chaque jour nga ne nga dégg benn diw de am na fi ñu mbëkk ay nagam mu métti ñu lool soo xoolee ci mois bi mbëkk nañ ci plus de 15 nag xam nga loolu métti na. oto yi ni ñuy yàqaan def bari chaque jour diggante fii corniche bi béega dem Morolan chaque jour benn miir suufi chaque jour oto yi ñu ngi rey nay yi ñu ngi rey béy yi ñu ngi rey mbaam yi ku ci yor fii ay mbaam yor fii ay nag yor fii ay loo mën yor fii tey bi yàq. ñun dañuy doon ñaan bu dee konk mun nañu may dóor dër fii ba diggante fii ak route Morolan bi ndax diggante mu route Morolan ak kees yëpp benneel yëpp ay sàmm la ñun amuñ lu dul suñu sàmm ñun suñu nax lañ yor fii dégg nga nay dañuy yor nekk fii suñu kii ba lay nekk waaye dañuy dem coona ñuy naañ ñuy dem di jóg di delloo ko ndax il faut nay fi ñu war a jaar di leen di war defal foo xam ne dee dóor daa nay bu ñëwee sàmm dina mën feet keeg kanam nay taxaw nay mën a jàll. ñooy leen di ñaax daal képp loo xamante ne tali bi ñu mooy ñu ci ay tableau yoo xamante ne dañ ciy def signalisation nag yi ñooy génn ñu xam ne fii àll la nag yi nu ñuy képp ku fi ñëw dinañ xam ne fii de traverse nag yi ñëw fii traverse loolu lañ leen di ñaan ak plus ñu def ci doo daan ñuy ñaan képp kuñ ci mën a jàppale mooy ñi yor wàllum tali yi ak ñeneen ñu jàppale ñu ci. président bu comité bu gestion bi nga xamante ni moo soxal wàllug école Ibrahima Fall bu Balabé moom nag yëkkati na ay kaddu daal di ñaawlu li nga xamante ni moom la ñu def maanaam def am ndaje ngir waxtaanee nan la ñuy def ngir yeesalaat li nga xamante ni moo di seen doxalin googee nga xamante ni ca la ñuy liggéey waaye nag li mu def rek moo di jàkkaarloo ak waaye taskatu xibaar yi yëgle leen ni moom mi yëgul ndaje moomee waaye la muy gën a ñaawlu moo di nañ koy wutalee remplaçant te nag fii nii moom moo fi toog jamono ji ñu toll moom mi nga xamante ne nag bokk na ci comité de gestion bu école ba moom lañ ciy déglu rek yëkkati na ci ay kaddu moom mi nga xamante ni moo di Samba Fall bokk rek ci école bu Ibrahima Fall bu Balabé ñu déglu ko ci micro Moussa Mbaye. li waral lii ab cri de cœur la ndaxte ñëpp xam nañ ni assemblée générale soo koy wootee da nga koy préparer. te boo koy préparé kuréel gi nga ko séqal ñoom ngay dajale ngeen waxtaan ngeen préparé def saytu bi ak lépp li nga xam ni moom nga fi liggéey muy lu baax ak lu bon ñu mën ko dajale yooyu yëpp préparé ko ba nga xam ni bu ñu dajee ci bis bu mag ba nga xam ni fa la ñuy falee ak fa la ñuy follee parents d'élèves yi ak ñëpp teew ñu mën a xool waxtaan ñu fal ku leen neex. waaye mujjul doxee noonu ab complot lañ def complot bu méttee métti. problème bi dañoo woote assemblée générale bu nga xam ne waruñu ko woote directeur bi moo woote assemblée générale te moom waru ko woote comité exécutif bi moo war a woote assemblée générale
ñu d'accord si daal di préparer renouvellement bi parce que man benn mandat laa def si ñaari mandat benn mandat bi laa def ñu war ma renouveler mais nag renouveler bi du force mais it mënul tëb rek parce que neexuma ko fi parce que gestion am baaxul maa ngi bañ rek mu ni dana ma jëlee si école bi te moom tegu ko fenn mi ngi ñëw ànd ak ngàngooram benn inspecteur ak délégué du quartier ak ay religieux ñëw te ñëpp waxoon nañ leen ba si inspecteur bu IEF ville am na fa inspecteur bu leen waxoon wax directement délégué du quartier ni ko mënoo dem renouvellement direct def leen évaluation ak bilan ñëpp d'accord si loolu parents d'élèves yi daal di dikk bi parents d'élèves yëpp ñëwee toog ñu ni dañuy dem directement renouvellement ma bañ jóg taxaw parents d'élèves yi bañ ni loolu du fi am daal di budee bàyyi foofu yëpp ñoom ñu dugg si biir bureau bi ak seen comploté daal di defar bureau taxawal ko biñ defee loolu nag man dama lànk bañ daal di jóg dem defi recours déposer benn inspection déposer benn maire pour wan leen ni nanguwuma ko te ba léegi pour man maay président comité de gestion bi ba ñuy àtte 119e édition bu soxal wàllu gàmmu bu Pire ñu ngi koy waajal bu baax a baax fii ci diwaanu Thiès ba tax na gouverneur bu région bi amaloon na ab ndaje fële ca gouvernance bi àndoon ñeek waaye ñooñ yi nga xamante ni dañoo bokk ci événement googee ndax it ñaari at yi ñu weesu yëpp jotul woon am ndax li nga xamante ni moo di mbas mi ba tax na daal ñoom daal nañuy listé li nga xamante ni moom mooy soxla yi ñu nar a am yëpp ngir nag daal di doxal gàmmu googu ca na mu waree moom sax nag nga xamante ni moo jiite fi nga xamante ni moo di région bu Thiès ci wàllu gouvernement bi moom nag daal di yëkkati ay kàddu daal di xamle ne kat lii nga xamante ni moo di engagement yi lépp matale nañ ko ngir nag daal di jëmale mbir bi ca nañ ko soxla ñu déglu ko moom Mouhamadou Moustapha Ndaw waxtaan na ci ak Bambali. jeexal nañu réunion bi mu dellu si waat rek si yenn poñ tënk yoo xam ne dañ koy def si wàllu double compteur yi ni ñu ko waxee du pratique SONES mais réalité village bi la. réalité ville en milieu rural que benn concession borom kër yu bëri mën nañ si nekk ménage yu bëri mën nañ si nekk donc ñu jàpp ko jël en compte réalité boobu mën ko adapté ba xam ne ak instruments yi xam ne moom lañu am ba mën a autoriser mu am yeneen branchement yu bëri si benn kër donc ñu ko doon waxee sëñ bi ngeen bind lañ leen daan wax bind ngeen ba pare ñu suivre ko ak waa SONES pour que ñu mën a accorder loolu donc si wàllu médicament yi tam ñu jàpp ne 6 millions ngeen demandé remonté nañ ko je pense que dinañ mën a reconduire au moins enveloppe bi amoon si dernière édition bi pour ne pas dire la dernière et après nag li si des lu ñu si mën a yokk ñu négocier ko ak waa ministère de la santé si wàllu service d'hygiène ñu jàpp ne dinañ commencé opération yi le 7 kon ñu ngi leen di déglu que le 7 ngeen mën a commencé opération yi ne leen comité bi dimbale rek désigner benn guide mais maire yi sax nee nañ la ko def désigner ay guides yoo xam ne nañ ànd ak ñoom ñu wan leen kër yi xam ne yooyu lañu war a pomper ñu jàppale leen tamit identifier foo xam ne fa lañu mën a dépotoir boo xam ne fa lañu mën a tuur ndox mi xam ne moom la ñuy pomper ci wàllu ONAS ñu ngi leen di xaar ngeen préciser ni lu mu gën a gaawee li ngeen di def ci wàllu vidoir yi ñu leen demandé ci wàllu camion vidange yi ñu leen demandé ci wàllu tamit toilette mobile yi qu'on a précisé rapidement lan la si mën a def pour que ñu mën a xam c'est-à-dire yeneen disposition yoo xam ne comité bi mën na ko jël te mu jël ko en tout cas mu xam au moins lan la nar a am. moom it bokkoon na ci réunion boobee nga xamante ni ndaje ma doon am ca gouvernance la moom maire bu Pire moom nag daal ne xam le ni danañ jël bépp matuwaay ngir rek lépp lu war a jëm ci wàllu gàmmu gi daal di aw ci yoon lu ñu def lu dul déglu ko moom Serigne Mboup wax na nañ ci ba tey ak kii di Ahmadou Bambali. mbégte ak satisfaction population bu Pire ci taxawaay bi nga xam ne président ak gouvernement am ñu ngi koy taxaw ci Pire rawatina sunu xalif bi nga xam ne Serigne Mansour Cissé moo fi nekk te jël gàmmu gi yépp ubbi ko yaatal ko ne bu ñu defee cérémonie religieuse kenn ku nekk dafay gàmmu këram ba boo ñëwee Pire tey da nga naan koñ boo dugg di nga gis tànt dafa jël mbir mi yaatal ko delloo ko ci njaboot bi kon ñuy gërëm monsieur le gouverneur nuyoo boobu mu di nuyoo waa dëkk bi yépp jaar ci xalif bi ci kilifa yi gën a mag di gërëm aussi service yi fi nekk yépp ci seen taxawaay di woo waa population Pire ne leen 119e édition
gàmmu bi dafa am beneen cachet ndax li ñu jóge muy mbas mi nekkoon ci réew mi nekk feebar boo xam ne nii indi nay jafe-jafe fu nekk kon dañ te ñuy gàmmu bu njëkk gannaaw li xewoon daaw ñu leen ñaan nañ ko daan defee ñu gën ko dëgëral ci wàllu cet ci wàllu condition d'hygiène yi ñu toppatoo ko ci wàllu ubbeeku dalal waa Sénégal yëpp parce que Sénégal yëpp ay ñëw Afrique de l'Ouest yëpp mooy ñëw mais aussi sax lu romb Afrique de l'Ouest ay nit dana fa jóge di ñëw di gàmmu si kon dañ leen di ñaax ci loolu nañ leen xame woon ci ubbeeku ci disponible ak nekk disposition mbokk yi pour que gàmmu gi dem ni mu war a demee di rassurer population yëpp ne leen fii ci keppaaru gouverneur wax nañ fi wàllu sécurité wax nañ fi wàllu hygiène wax nañ fi wàllu environnement wax nañ fi wàllu sax njëg yi nga xam ni moom la ñu war a def ak njaay li nga xam ni danañ permettre nit ñi jaay ko. egsi nañu ci xibaaru biir réew mi mbokk yi waxtaanee ci li nga xamante ni moo di wàcc gi gendarmerie def ca Sangalkam Bambilor ak Kër Ndiaylo gendarmerie nag daal dinañuy gis fukk ak juróomi defkatu ñaawteef yoo nga xamante ni teg nañ leen loxo ñu yoroon ay ngànnaay ak it lépp loo nga xamante ni dafa soxal wala ñoll gi nga xamante ni dafay yóbbu doomu aadama ci anam gu warul maanaam drogue gi lu ñu def rek lu topp ci xibaaru biir réew mi ak Fatou Karake yi. ñu tàmbali xibaaru biir réew mi ak armée bu Sénégal amal na ay opération ngir mën a aar jigéen soo ak li ko wër ci bu ñu sukkandikoo ci kuréel bi yor xabaar DIRPA armée bi dañoo ñëw ngir gën a dooleel liggéey bi nguur gi tàmbali ngir mën leen aar loolu ñu ngi koo tàmbali ci diwaanu Oussy ci benn fan ci weeru novembre bu ñu nekk li gën a waral loolu mooy nit ñi génnoon seen dëkk yi mën na ñibbisi tey jubli ci koom-koom gox gi ñu toftalee ko ak kuréel gi toppatoo wàllu xabaar yi ci Afrique daje nañu ci Ndakaaru li sabab daje moomu mooy ñuy gën a am taxawaay ci jamono ji nga xam ni xabaar yu dul dëgg moo ngi gën a law ci àdduna bi xibaar biir réew mi ci diggante Sangalkam Bambilor Kër Ndiaylo gendarmerie jàpp nañ lu mat fukki sambabo ak juróom ñu doon def ay ñaawteef jël nañ ci ñoom ay ngàndaay yu takku ay drogue ay jaayse ak ay paaka jël nañ ci ñoom it ay doom yu ñuy woowee amphétamine li leen indi loon seen xibaar biir réew mi. mbokk yi agsi nañ nag ci seeni xibaaru biti réew. ñu tàmbali xibaar bitim réew yi ca réewum Maroc jëwriñ bi yore wàllum affaire étrangère ca réewum Maroc daal dina xamle ni réewum Maroc dina dakkal roppalaan yi doon jóge foofe di jëm fi nga xamante ne mooy réewum France loolee li ko waral mooy Covid-19 bi nga xamante ne dafa gën a am doole foofe ca réewum France décision boobee nag dina tàmbale niki tey yamook si ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru novembre si ba minuit desee benn waxtu ba jëmmi jamono. ñu woy ba tey ci xibaar bi ci réew yi ak cour pénal international bi nga xamante ne dafa daal di wàññi daan bi nga xamante ne moom lañ tegoon ci kaw jihadiste malien boobee di Ahmad Al Faki Al Mahdi ñetti juge yi nga xamante ne ñoo waroon càmbar mbirub ki nga xamante ne mooy jihadiste boobee di Ahmad Al Faki Al Mahdi ñoom ñooñee nag daal dinañ wàññi daan yi ñu tegoon ci kawam nga xamante ne jihadiste boobee mu ngi waroon tëdd ci lu tolloog juróom-ñeenti at daan yooyee nag wàññi nañ ci ñaari at communiqué bi nga xamante ne cour pénal génne na ko mu ngi xamle que ne peine boobee nag dina ko purger ci 18 septembre 2022. jeexali xibaar bitim réew yi ci réewum Gambie commission vérité réconciliation et réparation daal dina xaatim ab rapport jébbal ko ki nga xamante ne mooy Adama Barrow rapport boobee nag moo ngi xamle que ne ñépp ñu laale woon ci ay crime wala nga nekk témoin ci ay crime ci jamono ji nga xamante ne président Yaya Jammeh moo jiite woon réewum Gambie te jamono ji sax dafa gàddaay fi nga xamante ne mooy Guinée équatoriale commission boobee nag woote na ngir ñu yóbbu mbir yi ci yoon ngir daal di leen atte mbokk yi li moo nekkoon seen xibaaru bitim réew. mbokk yi egsi nañ ci xibaar bu mujj ci wàllug xibaaru guddi gi egsi rek ci wàllu xibaaru tàggat yaram mu di forfait boo nga xamante ne teg nañ ko kii di Krépin Diatta ci lu soxal wàllug kan bi waaye nag moom Krépin xamle ne nag gëm na yàlla te gëm na ne dina dellu si waat ñu topp ci xibaaru tàggat yaram yi ak Ndeye Coumba Fall.
ñu tombali xibaar yi ñeel tàggat yaram ak joueuru AS Monaco bi nga xamante ni dafa daal di amoon ay gaañu ci match ba nga xamante ni doon na ko am ak Lille mu daal di see témboo 2-2 aljuma. moom nag ginnaaw ba mu amee ay gaañu daal di na koy defal métit ci sidditu tànk bi waaye nag diir bi mu nar a toog te du ko joué génnee gun ko. bu nu sukkandikoo nag ci entraîneuru AS Niko Kovac moom nag dina absenté ay semaines yu bari. ñu ngi leen di xamal nag ni Krépin Diatta daal dinay joxe ay kàddoom nee na daal nañu ko xaar ndax dina ñëwaat te dina gën a ànd ak cawarte mi ngi gërëm ñépp nag ci message ya nga xamante ni yónnee nañ ko. ñu toftaleeg AS Monaco bi nga xam ne daal dinay def ay jaloore daal di dugg ci 8e de finale bi fekk si ñi nga xamante ne nag ñooy lyonnais yi ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee monégasque nag dinañu fekk si lyonnais yi waaye nañu xam ni qualifié woon nañu ba pare ca terrain wu Burundi ba ginnaaw ban fa amee 2-1 ci Ligue Europa bi nag Rennes yi nag ñoom it dinañu ñëw ci 8e de finale bi ginnaaw ba nu nulé ci seen match ba amaloon ak waa Arnhem daal di say témboo 2-2. ñu jeexaleeg dossier bi nga xamante ni mooy dossier wu Paul Biya moom nag daal dinay soof torop te dina indi ay njàqare ndaxte yelimaanu jëwrin bi dafa daal di gaawantuloo kii di secrétaire général bi ngir mu mën a dem daal di toog wax ak ñi nga xamante ni ñoo yore confédération africaine bu football ngir mën leen laaj lan moo tax daal respecté wuñu délai wu liggéey yi nga xamante ni mooy liggéeyu infrastructure yi ak organisation bi nga xamante ni mooy compétition bi ñu war a amal ci instance africaine bi lii mooy ndax seen xibaar tàggat yaram. mbokk yi lii lañ leen fi indiloon ci xibaaru guddi gi sant leen gërëm leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne woy leen di ñu topp ci www.prestigethies.com jaajëfal Cheikh Fall mi féete woon ci ginnaaw caméra bi di leen ñaanal rek guddi jàmm.